asalaamaaleykum mbokk téléspectateurs yi ñuy suivre fii ci Vision Plus tey ñoo ngi ñëwoon fii ci quai de pêche bu Yoff comme ni nga ko xamee fan yi yëpp ñoo ngi dégg ay coow yu fi am ñu ñëwoon tey ak l'administration ñu présenter leen bu ko defee ñoom ñu expliquer leen leur version des faits ñu mën a xam effectivement fan la vérité tranchée ñu ngi lay ziar ñu ngi lay nuyu président ñu ngi lay bàyyi nga présenté wu. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu seen tur ak seen sant di leen baal ak di leen baalu ak itam di nuyu waa Yoff gépp nag lëndëmal taxuñu jóg leeral moo ñu tax a jóg may nuyu nag ki nga xamante ne bi mooy monsieur le maire Abdoulaye Diouf Sarr ak ses adjoints au maire di nuyu ñi nga xamante ne bi ñoom laa nekkal ci quai bi aussi di leen gërëm di leen sant di leen gërëm mooy li nga xamante ne bi mooy li ñu fi indi mooy li fi xew ay nit ñëw fi di fi wax loo xamante ne bi xamuñu li mu doon moom loolu rek mooy li nga xam ne moo ñu fi tax a ñëw tey incha allah. waaw président xam naa coow li ñun ñëpp dégg nañu délégué sa secrétaire bi. léegi nag dafay jaadu secrétaire bi mu ñëw li nga xam ne mooy administration mu wax si dafa naan loolu mooy li nga xamante ne bii mooy hiérarchie bi nga xam ne bii moom lañ nekkee boo defee moom mu ñëw wax muy El Hadji Iba Gaye boo defee mu ñëw. merci président ñoo ngi nuyu waa Yoff yëpp di jël nuyoo bi di ko mu wàccee ñu ko ci waa dëkk bi yëpp niñ ko président waxee rek noonu la amee dañu bëgg ñëw par rapport ak événement yi fi amoon ñu indi quelques éclaircissements rek si leeral tee bi aussi yorewuñu ko rek si nu ñu neexe dafa am lu ñu tënk loo xam ne si la ñuy basé wu pour liggéey bi ñuy liggéey si quai bi li ñu tënk nag nga xam ne si la ñuy basé wu muy ay texte mu ngi nekk si document bi ma yore document bi mooy document bi nga xam ne mooy acte de sous-concession bi nga xam ne quai bi nag dafa am histoire am ay jaar-jaar parce que xëylu woon rek mel ni bari woon na ay weñ bari woon na ay sax bari woon na ay mbëndaay mais yooyu yëpp ci taxawaayu ay nit ak ñu leen jàppale waaye jàppale leen moo ñu indi ba ñu egsi fii tey ñu siy dellu encore di gërëm monsieur le maire ci taxawaayam ak jàppandeem ñu leen di wax nag ne dañ leen bëgg a wax ne nag leeralal leen lan mooy acte de cession ak acte de sous-cession. acte de cession bi maire moo koy signé ak président GIE bi muy le président Ibrahima Diène Fara maire nag tënkuñu si lii document bii ñu yor muy acte li nga xam ne moom la ñu signé mu am lu ñuy wax cahier de charge cahier de charge bi mooy lii yéen ku nekk li nga war a yor ku nekk ni muy doxale ku nekk ni muy sa responsabilité ak fi nga xam ne yow lool nga war a yore cahier de charge bi ñun dañ si am ay obligation maire am si ay obligation yi maire nag mu ngi mat sëkk moom mat na sëkk ay obligation mu ngi koy doxal ba mu mat sëkk ñu ni suñu obligation ñu ngi si nekk di ko doxal mais nag comme que ñun ñoo nekk sur le terrain xëy na coow li bu ñëwee suñu kaw municipal am li ñu war a defax ñun ñëpp def nañ ko ba si loolu cahier de charge bi bu état signé maire yi joxe maire yi jox ñu maire nag nañu nii ngeen ko yore mooy si gestion bi muy nature de la sous-concession
ñu ne la concession d'exploitation et de gestion s'entend de l'installation, de la gestion des infrastructures, des installations, des espaces, ainsi que tous les supports et moyens des ouvrages concédés. Moi, que nous, sous nga xam ne ñun ñoo yor liggéey bi ci quai bi ñoo yor infrastructure yi bâtiment yi lépp lu nekk ci quai bi ñoo ko yore installation bu fi nekk ñoo ko yore espace yi nekk ci quai bi espace bu fi nekk ci périmètre concédé bi ñun ñoo ko yore ñooy joxe ñooy wax bien sûr en accord avec le maire noonu lay demee lépp loo xam ne dafa am ci périmètre concédé bi organisation bi ñun ñoo ko yore ñun ñoo naa ñi toog leen fii yow jógal fii toogal fii yow jox nañ la fii yow defal lii yow defal lii loolu yëpp suñu prérogative la loolu la ñu cahier de charge bi wax te ci loolu la ñuy wëy ci lépp nag loo xam ne périmètre concédé bi la nga xam ne mooy autorisation d'occupation du domaine concédé pour la durée de la concession est délivrée à l'exploitant. Une autorisation d'occupation du domaine concédé pour la durée de la concession est dirigée à l'exploitant. Kan mooy exploitant bi ñun ñooy exploitant bi bu ñu joxee autorisation gérer surface concédée bi kon ñun ñooy joxe mais nag joxe bi yëpp dañ nañu bu leen jox loo xam ne activité bi pêche amu si ñun ku ñuy jox tamit activité boo fiy def si pêche lay tourner kon je pense que li indi coow li mooy ndayu pêche parce que bu fi amulee kenn du dem pêche parce que joow léegi booy joow doo sori bon le concessionnaire le sous-concessionnaire moom rek moo habilité wu exploiter ak gérer patrimoine boobu pendant toute la durée de la sous-concession bi durée bi mu war a am yépp 10 ans yooyu sous-concession moo war a def loolu moo war a gérer espace yi moo war a joxe espace yi moo war a joxe lépp mais yëpp nag mu teg ko ci yoon basé wu ci document bii ñu jox parce que ci lii lañ ñu wax ne ci la ñuy jox pour vous dire que ne lu irrégulier amu fi yoon moo fi am par contre nag am na ñu fi ñëw ànd ak ay nit ak kuréel je pense que ñooñu war nañu seetaat seen bopp parce que bu fekkente ne yow da ngay ñëw pour defar Yoff bu dara amee da nga war a dem seeti responsable yi nga wax ak ñoom mais ñoom li ñu war na yëpp c'est de responsabilité waroon nañu ñëw wax ak ñun c'est pas parce que nag ne da nga dem si dëkki naar yi ñëw rek yow yaa xam lu nit ñi xamul nit ñi dañ fi toogoon di liggéeyal Yoff te seen tàgg musuñu koo teggi si liggéeyal Yoff ba yow nga ñëw fekk leen si li ñuy liggéeyee Yoff ñëw di leen si critique mais boo leen di critique da ngay critique si dëgg ak yoon pas na li mu wax yëpp wax na ko li mu war a liggéey wax ni ko moo équipe municipale amu si dara lu ko nit mën a tegal wax ko fii ne lii monsieur le maire def nag si lu jaar toujours ñun mu ngi xool ñun suñu avancement te yàlla mu ngi ñu si dimbali nag parce que ñun rusuñu Sénégal yëpp rusuñu fi kenn benn kee wax taxaw wax ñu wax bon ba tax na yii fi am suñu domaine la ñoo ko moom si texte yi la ñu basé pour liggéey ko lu fi waaye ñëw wax tamit dangay wax lu la neex ñun nag dañ fi nekk pour liggéeyal Yoff def nañ fi lu nekk nag def nañ peut-être nag dafa amoon lu des mais def nañ fi lu nekk subvention moteur yaa ngi fi géolocalisation yaa ngi fi financement yaa ngi fi ak yeneen buñ ko doon lim une multitude la
te monsieur le maire mooy ñu teg si yoon rek ñu jubal dem kon je pense que ne amuñu dara lu fi nit mën a wax fii lu fi waaye wax tamit da ngay wax lu la neex rek teg ko sa bakkan ak yenn yi sax iñaan lay xaw a nirool ak nit ñoo xam ne nag xamuñu dara si li ñuy dox dañoo jékkee-jékki rek jóg ne ab collectif lañ lu leen neex ñu wax lu leen neex ñu def te teguñu ko fenn bu ñu fekkoon ne ay responsable ñoo fi nekk yu mat sëkk li ñu doon xam ñu xamuñu xëy suba topp dëkk bi fu nekk nga wax fa en gros daal loolu moo si amoon importance ne nit ñi xam ne kee bi yorewuñu ko suñu bakkan lépp lu si waaye def tamit mbokk gi moo tax topp ñu mais mën nañ laa topp bon station bi moom laay wax station bi ñu ñoo ko war a joxe te dañ ko joxe si norme yi ñu ko war a te station bi joxe ko ma Sàmba joxuñu ko ma Demba station bi kenn moomu ko Yoofa ko moom contrat yi ñu signé partenaire bi mooy GIE interprofessionnel bi moom station bi ay nit ñëw nañu nag ba si ñoo kenn ñu weesu nañu di defar pour suñu bopp dañuy defar loo xam ne pour Yoof la fi mu nekk ñun buñ fi jóge woon ku ñëw tamit station bi yaa koy gérer kenn moomu ko Yoofa ko moom il faut que loolu tamit mu leer si bopp nit ñi contrat yi ñu signé ñu station pour président Ibrahima Diène wala pour le maire wala pour Iba Gueye station bi dañ ko def au nom du GIE interprofessionnel nit ñi nag dañuy dem mais institution yeex yooyu dañ fiy des nit ñi dañuy dem mais institution bu ñuy dem dañuy dem kenn du fi ñëw di ko gérer ñii ñëw bu ëllëgee ñoo koy gérer loolu lan moo si indi lii coow ba pare ñi ko war a def ñoo ko def fi ñu ko war a def lañ ko defee ñi ko war a def ñoo ko def fi ñu ko war a def ñoo ko defee ñi ko war a moom ñoo ko moom. oui le problème dans tout ça ñu topp si rajo yi ma Sàmba fii ma Demba fii ma wax fii ku nekk di wax lu la neex te li ñuy wax xamuñu si dara amuñu dara lu ñuy reprocher suñu bopp amuñu dara lu ñuy reprocher monsieur le maire nañu génne le monsieur le maire dans cette histoire ñoom ñoo dem créer seeni affaire def lu leen neex mais y a pas de problème pour une deuxième fois ma répété ko station essence moteur hors bord la texte yi dañ ñëw lépp loo xam du kenn du ko fi def mais station essence pour hors bord la def ci périmètre concédé wu quai bi ñun nag ni ñuy gérer suñu quai ñun ñoo ko xam ñun ñoo indi suñu technique ak suñu président comité de gestion de gestion bu mu ngi fi xam li muy liggéey man ko kon nag loolu la ñu ënmoon ci ay leeral yu ñu indi ñu wax ne li ñu war a def dañ ko war a def suñ ko war a def lañ ko def ki ko war a moom moo ko moom ñi ko war a def mooy le sous-concessionnaire mooy GIE interprofessionnel bi fan lañ ko defee ci périmètre concédé bi lañ ko defee bi nga xam ne moom la ñu jox nañ fii lu fi xew yéen a koy def kan lañ ko defar GIE interprofessionnel bi je pense que ne loolu seen jërëjëf SG dégg nañu li nga éclaircissement yi nga ñu indil ci par rapport au jour Diabel Mbengere comme ça mu gën ñu étaler les choses comme comment ça s'est passé Diabel bismillah. waaw asalaamaaleykum maa ngi tudd Diabel Mbengere di porte-parole bu GIE interprofessionnel bi en même temps aussi quoi ñu dénk ma lu jëm si wàllu salubrité ak hygiène maa ko yor li tax nag bon ñu dénk ma ko dafay laal li nga xamante ne dafa xaw a laalaale liggéeyu maire yi parce que ñëpp gis nañ ne ku ne salubrité ne hygiène surtout si kee boo xam dañ ko agré yaakaar bu la maire dimbaliwul doo dem kon si ndimbal boobu noonu dañu mënee taxaw wax ne le kee bi c'est meilleur kee loolu dañ koy ubbee waaw di nuyu nag ñëpp di sant ñëpp aussi di jël nuyoo bi di ko teg si président bi nga xamante ne mooy Ibrahima Diène président bu quai de pêche bi waaw di ko jox nuyoo mu joxal ñu ko acteurs yëpp jël aussi tamit suñu nuyoo di ko jox si le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr mu joxal ñu ko ñëpp. dañ ne woon duñ ko def dañuy bàyyi rek ñu continuer liggéey parce que nag 100% ñun bëgguñu ko sax
day permettre boo waroon liggéey doo liggéey mais nag boo demee bay dégg loo xamante ne mu ngi dugg ci xelu nit ñi di jaxase laaj na yow nga leeral parce que man affaire bi li ma ci gën a naxari mooy dañu am maire boo xam ne amul lu mu deful fii ci quai bi muy Abdoulaye Diouf Sarr te nag yàlla dimbali ñu li muy def ci quai bi yëpp sama loxo bi lay jaar wala mu jaar ci loxo Ablaye Seck ñëw indi ko fii boo xoolee actuellement nii am na ñaari équipe yoo xam ne ci wàllu salubrité lay njëkk a wax équipe yooyu benn bi Awa Seex moo ko yor presque ay 30 personnes yu nekk ci ginnaawam ñu ëlbatiku Fat Mbeng yor beneen équipe yor plus de 30 personnes nekk fii kii jógee géej kii jógee ci kaw côté tali tongoor bi dañuy ñëw ba presque di paree dugg ci biir quai bi ak équipe bu quai bi yépp nekk ci ñuy jël mbalit mi guddi ak bëccëg di ko liggéey booy xool aussi ci wàllu kees yi nga xamante ne moom la ñu filmer démb dugal ko ci di wane ay xul aussi tamit ci agrément bi nga xamante ne mooy agrément bu quai de pêche bu Yoff parce que nag quai yi benn quai bu defaroo defar quai de pêche yépp benn quai bu yàqoo yàq quai de pêche yi nekk Sénégal yépp parce que tey jii boo xoolee période bi nga xamante ne ay mois de décembre lay doon jën bi ngeen di gis tey mu fi am muy coof ak koccu kenn du ko jënd ci la ndawalkat yu bari sax di profité di ko jënd parce que lu waral loolu mooy Union européenne ñiy expédier jën bi période boobu duñ jënd jën ay fruits de mer rek la ñuy jënd kon ça veut dire kon agrément dafa am solo ci dëkk am solo ci quai de pêche kon bu yàlla dimbalee am na ay quai yu la jegeñ yu mel ni ay Tëngéej agrément bi ñu am mënul jël jën expédier ko mu yóbbu ko Saint-Louis li muy rëy rëy yépp amul agrément kon bu ñu yàlla dimbalee ñun suñu quai juddu rek ànd ak agrément mu nekk lu jafe ñu téye ko tam aussi maire ñu ci bungee ñu koy bungee bu mucc ayib yaakaar naa bu amee sax loo xam ne xëy na ne accidentellement la amee war nañ ko mën a waxtaanee ba defar ko mais du demee dañ koy jël di ko jéem a dugal ci ay kii parce que lii mën na yàqal sax réew mi te lii fi dajale woon ci mbalit ñépp xam nañ ne ICG ci boppam la seen oto paan bi mu paanee ñu woo leen te nag ICG histoire la ci biir quai bi am nam fa meloo woon ci nekkin ak directeur bi yépp ba mu fa jógee mu gis ne ñun actuellement nii mbalit ñu ngi ko daan tuur ci taatu gaal yi yéen ñëpp fekkee ngeen ko li yàggul ñu koy tuur ci taatu gaal yi bi ñu waxtaanee moom mu bool ñu wax la directeur ñëw ne kees amul mais nag li ñu ministre defar ak la mu liggéey foofu noonu ci ministère bi kon yaakaar naa ne bu soxlaa ay kees yu mu mën a teg fii dinaa jël ay kees teg ko fi te période boobu sax kees ci boppam fu nga gis ko problème am ñuy gën a xaalis amuñu ko ci la jël kees defal ñu fii benn ñu choisir ñaari points yi benn bi nekk ci biir quai de pêche bi benn bi nekk tóngoor boo xoolee ñëpp fa la ñuy tuur ci biir ñëpp fa la ñuy tuur kees yi bu defee 2 jours fees jigéen ñaa ñi duñu bàyyi ñu fenn te bu feesee oto bi day ñëw jël ko mu yóbbu mais ci biir oto bi paan bi mu paan kees bi mu tawte am ndox bënn ndox bi war a ngaat fii ñëpp gis kees yi def noonu ñu jël ko filmer ko di ko dugal naan xool leen liggéeyu le ministre de la santé loolu lu ñaaw la te fettul parce que nag am nañ doom joo xam ne man dama koy faral di wax fi ñu toll nii ñun amatuñu droit xool waaso amatuñu droit xool ay parti amatuñu droit xool laneen dañu war a def autour du le ministre Abdoulaye Diouf Sarr ànd ci ginnaawam jàppale ko te xam ne boo ko jàppalee Yoff nga jàppale loolu lu am solo la il faut nit ñi ñu bàyyi ci xel ndax ñun am na fu ñu newoon démb ñun mais bi ñu gisee ne mu yor gis ne vision bi ñu amoon ak bëgg-bëgg yi ñu amoon def na ba def lu leen lu wees suñu njort ñëpp dañu ànd ak moom kon actuellement loolu laay wax ñëpp ne nañ ci ñëw loolu lu jaadu la beneen bi ci des aussi ñuy dugg ci kaawu bi nga xamante ne moom la am ci taxawaayu quai bi parce que boo xoolee am na ku taxaw Baye Malick Thiaw taxaw na wax ne fii ñoom dañuy fay bay fay ay 6 000 francs loolu amul arrêté yi ñu mairie jox muy camion yi nga xam ñoo nekk fii 2 000 francs la jàpp 1 000 francs li ci des yëpp micro mareyeurs yi ñooy fay ak mareyeurs yi ak kii bi te nag gaal bu amul jën war a joxe sax 500 ci biir quai boo amul jën kenn du ko la laaj ndax ku amul doo fay fenn daal laa xamante ne ñooñu moom ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm muy ñii nga xamante ne mooy les micro mareyeurs yi toog nii jigéen ñi li tax ma ne ñu ngi leen sant bu baax ak ñiy waas seen présidente mu ngi nii facturé maire yaa ngi nii toog li tax ma ne ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm lu mu mitti muy noor muy nawet même bu ñu jaayul dinañ dagg ticket bu 200 francs ticket yooyu ñuy dagg nag il faut ñu xam ne quai bi mu juddoo ba pare état du Sénégal jël ko defar ko ñu ëlbati ko jox ko le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr mu jébbal ñu ko quai bi bu lekkee ñun la bu naanee ñun la heureusement ba am nañ boo xoolee dans l'histoire fi ñu toll toppal na quai yi nekk Sénégal yépp dans lii am actuellement ci quai de pêche bu Yoff amul ci beneen quai parce que quai bi actuellement souffrirul mu ngi dox tey jii boo demoon tey ma joxe exemple ci quai de pêche bu Joal ci télé laay waxee actuellement benn kuréel bu ñuy wax CAP sax moo bëgg a defar seng yi fa naaw moo bëgg a defar des travaux daluñu parce que lu tax daluñu gis nañ ne bi mbas bi ñëwee am na ci ay problèmes yoo xam ne dal na suñu kaw clients yi ni mu daan ñëwee ñëweetu ko métti na ci ñoom ñi jaay jën métti na aussi tamit ci quai bi parce que day fay courant di fay ndox
mu nekkee boo xamante ne aussi tamit am nañ ci ay recommandations yoo xamante ne au niveau du DTP moo ñu ko jox moom wax na ne lii xuur yëpp dindi leen boo xoolee travaux yaa ngi nii mu ëlbati ko ne aussi set gi na ngeen ko yokk mu ëlbati ko aussi ne robinet bu amoon ñu daan ko ubbee loxo ubbi leen ko ak pétale yooyu ay recommandations la yoo xamante ne DTP moo koy jël di ñu ko wax kon sànq ni ko secrétaire bi waxee wax na dëgg deewuñ suñu bakken dañu am benn cahier de charge bu ñu joxee jël feuille de route du ko doxee kon Baye Malick kon bu ëlbati ko ne ñu ngi fay ay 6000 boobu amul usine de glace bi nekk fii mu ngi fii dañ ko coupé fan yii nii glace dañ ko coupé courant lu tax ñu coupé ko courant parce que gis nañ ne maire yi si boppam gis nañ ne ñii nekk fii mooy nga jël dem defar sa jën jaayi boo ñëwee nga fay sa glace mais moom bu daaw bi biñ ko joxee am na si loo xamante ne ba léegi fayu ko yàqu ñu der bu ren bi ba fu meen toy waxee yow mu ngi facture boo xamante ne fayu ko moom noonu mu def sama morom def ko keneen def ko moo jàpp fabrique de glace bi ba actuellement ñu ngi ko coupé courant kon nañ bàyyi affaire yi nañ bàyyi affaire ay jël ay mer di ko wax loolu dafa rafetul ñu ëlbatu ko gis Baye Ablaye mooy maa Ablaye si boppam ëlbatu ko mool la mais machines yi il faut tam aussi ñu leeral si machines yi booy xool lool Yoff am na plus de 1000 et quelques permis yi nga xamante ne Yoff am na ko mu nekk 1000 et quelques permis yooyu ah dafa jaaru ñu def si tuuti leeral parce que permis yi mu ngi nii 1000 et quelques personnes ñoo am ay permis te li fi dugg gum actuellement nii li nga xamante ne moo fi dugg ah booy xool si ay machine du moitié bi te ñun ñu ngi ñafe ànd seex sunu ministre des fois mu ubbil ñu yoon yaar ñu siif ñëw indi ba fan yi rek ñu ngi joxe ay machine mais machine yi buy ñëw day ñëw par 200 wala mu ñëw par 100 wala mu ñëw par 70 mais bu ñëwee dañuy tànn mais nag imaginez benn kër goo xamante ne 5 machine dugg na fa am kër goo xam machine dugg ko fa mais nga dugal fa machine amul problème kon moom bu meree moom Baye Ablaye mu mer maa Ablaye mu mer ne war ñu woon jox rakam machine moom la ñu waroon jox ñu ne ko defal ndànk dañuy dugalaat si yeneen kër bu ñëwaatee ñu seegu dugal sa kii bu meree ba ñëw taxaw fii di jël jigéen ñoo xam ne jaayu ñu jën parce que seen point de presse bi ñu def noonu jaaykatu jën yaa ngi nii dama ne ñi ñooy jaay jën ñi ñooy waaskat yi nañu taxawoon ñëpp mooy ñii xuus si géej la ñu woo dajal leen di wax kon moom bu taxawee wax ne jotul machine ba léegi day xeexax kee bi ñafanteex kee bi loolu rafetul nañ bàyyi loolu man je préfère ku si am problème ak Jabel nga teg ko mais lii alalu Yoff la sànq kii wax na ko ñun bu ñu fi jógee Yoff lañ te man sax man pare naa sama morom pare na ñun fi ñu toll nii ñi ñuy formé bu ñu leen formé tàggat lañ ba ñu mokkal ñu ngi si yeneen parce que actuellement nag yàlla dimbali nañu ñun ak mag yi ñu àndal ñu ngi si pêche bi sur le plan international ñu ngi si kaw di fa liggéey yu mucc ayib kon yaakaar naa ne bu ñu yàlla dimbalee ba ñu dem si kaw relais bi fii ñu ngi si machines yi actuellement nii boo xoolee permis yi am na si 387 permis yoo xamante ne fayuñu ko te boo ko fayul permis bi 15000 la boo ko fayul am na si ñoo xamante ne bu ñu bëggee 2 ans permis dañu nangu sa numéro dañ koy rey ci biir loolu ñu gis ne def nañ ko fi ñetti nit yoo xam ne ndeysaan sax dañu amoon yaakaar bañ waxoon di ngeen am si machines yi mais bi ñu ñëwee ñu defar dossier bi yóbbu ko gars yi dañu xool ñu ne numéro bi existé tul kon ñoom ñoo ko nangu biñ si waxtaanee la ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr fi mu ne nii prépare nañ 100 personnes yoo xamante ne ministre moo leen di fayal permis 100 personnes fii ay fan bu permis yi génnee di ngeen ñëwaat fii gis ñu woo seen borom jox leen ko parce que gis nañ ne géej gi naqari yoo xam ne 15000 sax pour nga am ko problème la génn nañ 100 yoo xamante ne gis nañ ñu ngi si ay difficulté ministre jël na ko pour fayal leen ay permis yemuñu si ëlbatiku dem nañ fi am fi 23 personnes yoo xamante ne bi ñu jotee seen acquis parce que boo amee dossier ba dossier bi yëpp complet dañuy ëlbatiku ñu ne la sa dossier complet na léegi mu ngi nii léegi nag demal nga fay ji bu fekkee fay woo ñun bu ñu xoolee gis ne kër gi kat bu fa machine duggee social la dina tax kër gi dundaat ñun dañ koy porter dem gis le premier adjoint au maire Abdou Nar ñu koy nuyu sage ko kii kat mu ngi nii moom mu dem gis maire jël xaalis boobu fayal ñu ko fayal nañ fi 200 bi muy nekk 282000 lañ commencé di fay ba actuellement machine yi léegi mu ngi si 540000 barki dem lañ fayal ay machine yemuñu si am na fi 3 personnes yoo xamante ne tóngoor dañu amoon problème mu machine mu dem géej ëppoon na ko sax mais si biir loolu bii ko tam aussi tamit ministre yëgee dafa dem génnee 5 millions jël ñooñu jëlee leen ay machine content yemuñu si yooyu wadd géej yemuñu si am na si ñeneen ñoo xamante ne dañu yàqule woon ñi seen machine tàkk ñi seen machine des géej fi mu nekk liggéey nañ si ak monsieur le ministre di xool naka la ñuy def pour jéem a seet nu leen jàppalee si affaire machine yi kooku bi muy jël fii di def fii si quai bi boobu quai parewul bi mbas bi tàmbalee ba ñu gis ne affaire bi doy na waar jaxasoo na le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr dafa ñëw yëkkati subvention jox ñu ko ne dugal leen ko si facture courant yi maa ngi la koy wax parce que tey jii am na si quai yoo xam ne amuñu courant am na si quai yoo xam ne ñu ngi si ay problème bu yi aussi gis ngeen biñ si tolloo ba am ay jafe-jafe ñu gis ne actuellement nii jënu albacore beex xeetu jën yooyu ak naawaan yi actuellement il faut nga
il faut ñu ser ay booy pour mën si épave yi pour mën ko di napp dina permettre gaal gi na mu daan maalee route di dem fu mu di làmbatu di dem dina ko permettre suñuy doom xam fan lañ jëm waa dinañu permettre aussi tamit bu ñu fa demee fekk fa aw jën loolu yëpp maire biñ si échanger moom moo li échanger moom existé wul dafa jël tous les moyens génnee ko jox leen ñu defar yemu si sax da leen may ba mayaale ñi nga xamante ne ay dëkkandoo lañ muy ay waa Soumbédioune yooyu yëpp le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr def na ko si kon daal man li ma bëgg a wax mooy mbir mii maa ngi koy ñaan ñëpp lépp loo xamante ne mitti na Jabel ñëwal nga jëm ko régler Jabel topp ñu kenn nag topp ñu kenn waaw topp ñu kenn encore tam fay loowuñu cette fois sax tontu bi dañ ne woon ne du am mais dafa am loo xamante ne dafa jaadu bu loo xamante ne dénkuñu la ko si dëkk da ngay seet ña ñu dénk nga dem nga dooleel leen nga jàppale leen si liggéey bi parce que nag yàlla dogal na ñoom amuñu ndomb amuñu ko bu leen permettre ñuy dugg fii si kee bi amuñu ndomb bu leen permettre ñuy kii mais nag yàlla def na ne jamono yële si ginnaaw ñëw nañ fii wax ne dañuy def pétition bi ñu ñëwee kenn ku jigéen la ñu jot a jël turam mu yaada ba mu bind xamul li mu signé lan la maa ko woo ba mu ñëw ma ne ko lii nii uniquement pour xeex le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr la maa ko wax parce que loolu la rendre notaire yan suuf nañ ko waxtaanee na nen wala ñu bàyyi ñi ko war a porter dem porter ko mais bi ñu fi ñëwee man leen bu leen kenn signé yàlla tam digal ñu tamit ñoom bi ñu ko déggee tam xam ne luy xeex seen doom la signé wuñ ko loolu nag ñoom bu leen naqaree bañ ciy préféré di jéem a def ay règlement de compte tax ñun dama ne bu subaa bu ñu ko répété waatoon ñu def ko kon dama ne loolu dafa jaaduwul nañ ko bàyyi fi ñuy nag daanelee aussi mooy fenn la mooy ñun fii si kee bii lépp loo xamante ne dafa nar a indi ay problème fii si Yoff du jógee fii si kee bi lii nga xamante ne nag tant que secrétaire général wax na ko muy sañ-sañ ak yeleef bi nga xamante ne ñun moom lañ jëlee boo bëri doon ko doxee di ko jëmale si kee bi ñu ngi koy continuer di ko dox ànd seex ki nga xamante ne mooy sunu ministre maire di Abdoulaye Diouf Sarr encore une fois ñu ngi tàllal Yoff ñëpp loxo di wax ne ñun si boppam li ñu bëgg mooy naka la ñuy def ba jigéen ñi mën a jariñu sànq wax nañ ko si financement yi financement DER baa ngi nii lii yëpp boo ko xoolee liggéeyu le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr la ànd seex ñi nekk fii si quai de pêche bi parce que dossier yaa ngi nii foo kii si Yoff rek muy terme nord Jàmmalaay Nord Foire Ouest Foire Tongoor Laayeen Sicap fépp Ngapparu fépp ñu naat yëpp bu si nekk dossier wu ma ngi nii dañ koy jël chaque semaine ñu ne fii la ñuy dugal bu ñuy ñëwee ñu jël leen jox leen ay financement à partir de 50 000 francs te day dem ba 300 000 loolu ñu ngi koy liggéey ak ñoom yemuñu si am na si ñoo xamante ne bi ñu leen joxee financement ñu ngi leen ko joxoon si jamono yële la leen jox ay financement si kee bi ñu ngi jël seen financement di liggéey encore une fois la mu wax rek si station moo si nekk parce que boo xoolee fi ñu toll ni nag période morte lañ ne diggante ren ak daaw lu fay courant jógewul fii si kee bi amu fi li fay courant amu fi kon bu ñu gisee ne gis nañ station boo xamante ne ak demande yooyu parce que ñii def demande sax ñoo ubbi suñuy bët te ñooñu boo xoolee amul kee booy dem si Sénégal te gisoo fa station bu fa nekk kee moom ko làmbatu leen na ngeen laajte kee yaa ngi fi si biir loolu bi ñu xoolee ba gis na ne nit ki lu mu xiif dañ ne dina lekk dina naan ñu gis ne aussi tam gaal bu xëyee noo def mu jënd essence lañ ne pourquoi pas duñu am suñu station boo xamante ne kee bee koy moom ma sàmb moom ma dem moomu ko si biir loolu ñu ne kon bu ñu ko defee période yii dina permettre parce que cantine yaa ngi nii si kaw dégg naa ñu siy wax cantine yi am na ñu fay am na ñu fayul ñu ngi si am ay problème yemuñu si boo ëlbati koo xool fii biir Débarcadère boo fi duggoon tey mareyeur yi période bi dama ne bu ñu leen doon laaj chaque jour ticket benn ñooy fay mooy ñi am gaal te période yi jëndi am ñoom ñëpp dañuy fay loolu nag moom la ñuy jël si la ñuy fay courant fay si ndox ba pare ñu ne nag aussi tey recommandation yi chaque année kee bi nga yor ñu ne nañ la ko joxee woon da nga war di ko yeesal muy mel noonu mu meloon parce que boo ko bàyyee ba mu dem ba yàqu day dem ba après état mooy taxaw te bu état taxawee gàccale si nañ ko joxoon parce que dootuñu ko sant le ministre maire Abdoulaye Diouf Sarr di ko massawu nag parce que fan yii li muy dégg nii yëpp wax dëgg yàlla jekkul ak lii xew fii si kee bi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ngeen baal ma. pare gunu xam naa balaa ñuy daaneel man amoon naa 2 questions yu ma bëggoon un peu aussi itam nga defal ñu ci benn éclaircissement laa koy tuddee par rapport ak station bi ñuy wax bon dañuy wax aussi itam ne fii ci dafa am na ci ay kër yoo xamante ne dañu am ay station ci biir kër yi bon am na ci ñoo xamante ne c'est des novices ils ne comprennent pas loolu qu'est-ce que cela veut dire exactement loolu boo ñu defalee un peu d'éclaircissement et puis par rapport aussi xam naa boo jógee ci question boobu seetaan nañu vidéo yi aussi population bi en tout cas ñi fi ñëwoon doon def open press boobu ils ont dit qu'ils dañu préféré woon chambre froide que station
léegi démarche waxtaan boobu nan la demee exactement. waaw jërëjëf dinañ am contenté pour tontu si parce que actuellement nii li ma lay wax nii mooy dama lay wax ne la ne li nga may posé su ma si répondre ba pare lii justifié que ne li ma wax dëgg la wala du dëgg doo génn Sénégal tey jii boo demoon tey dëkk bu mel ni Mbour wala nga dem tey dëkk bu mel ni Joal yow nga xam ne ay quai de pêche lu ñu agréé ay dëkk yu mag la station yii nga xam ne dañu planté wu foofu yépp chaque fin du mois dañuy fay GIE interprofessionnel bi chaque fin du mois dañ koy fay parce que si sañ-sañu GIE interprofessionnel bi dañu sampee seeni station loolu nag fii ñii ñun biñ ko bëggee def doon nañ ko taxawal te nag fa lañ jëmi ji biñ ko bëggee def ñu gis ne ñun ñooy maire mooy ñu ne léegi nañ leen bàyyi ba ñu gën a taxaw ñuy jël recettes yi par ndànk-ndànk recettes yi si lañ tàmbalee si lii mais tey amul station yooyu yëpp boo fi mën a dem bu fayul 100 000 francs par fin parce que si ndigalu GIE interprofessionnel nga fa taxawee moo tax am na si station yi fi mujjee juddu pourtant dañ ñëw si ndigalu GIE interprofessionnel lañ ñëwee fii ñëw nañ fi yëglu dañ fi ñëw yëglu beneen ba sa des yi nekk nga xamante ne mu ngi si biir kër yi yéen a ko wax yi nekk si biir kër yi yéen a ko wax am na station yoo xam mu ngi nekk si ay biir kër tey jii ñu ngi wax tey jii station yi nekk si biir kër yi yëpp boo xoolee côté environnement bi amuñu ko autorisation d'environnement amuñu ko dafa di kay ñu ngi fi te gis nañ ne rupture day faral di am moment yii jën di am Yoff essence des fois du doy ba day manqué ñu ne kon naka la ñuy def ñu ne kon station yi kon lu mu gën a bari gën a baax ñun foofu la ñu nekk ak ñoom di ko dund ak ñoom te boo xoolee sax seeni bon wax yooyu fii lay jógee kon ñoom muccuñu si ñun ma lay wax ne la ne station yooyu ngay gis ñu nekk Yoff yépp dañu dépendre si GIE interprofessionnel bi parce que ñoom la ñuy wooyee service ñoom dama ne ñi ko yor ñëpp dañuy fay jëmale si biir GIE interprofessionnel bi loolu dama ko doon leeral rek wax ne kon ndem nag yooyu ñun la ñu mën a bàyyi mu jàll sàkkantama ñu ne la yow suba da nga war a dem expérience bi nga am say rakk bu ñëwee amuñu ko démarche yi nga mën a am say doom amuñu ko fi leen di sax Ablaye Seck ki nga xamante mooy président bi nga xamante ne moom moo comité de gestion bi fi mu ne ñun ñoo ko yebal lan la uti ji mu ngi si prêt bu mag bu mu war a dem décrocher ji pour bu ñëwee jigéen ñi mën ko dolle ko expérience boobu ñu am bon ñun buntu yoo nga xam mën nañ ko ubbi mais ñi nekk fii amuñu ko ñii ñëw suba buñ ko amulee problème day am ñu ne kon naka la ñu war a def ñu ne kon nañ leen fi bàyyil loo xamante ne bu ëllëgee bu ñëwee dinañ si mën a sukkandiku pour mën a defar seen pour mën a di fay seeni facture parce que kee courant ak ndox moo ko yor te tey jii seen facture rek plus de 500 000 ngay fay kon loolu moo waral actuellement ñu ne kon naka la ñuy def ñu ne uti leen ay pexe loolu dafa nekk si kii bi yan pexe ngeen uti leen ay recette yan recette ngeen uti côté publicité bu leen mënee am ay recette ut leen su côté cantine bu leen mënee ut ay recette ut leen pour la boo wàññee agent rek je pense que yokk nga salte loolu mooy point bi nga xamante ne laaj nga ma ko jëmale si wàllu station yi ma lay wax njariñ ba mu am baneen ba si des côté chambre froid bi dañ ciy sawar loolu pour tontu si xam nga am na lu fi amoon ñu ne chambre froid la am na lu fi amoon ànd ak fabrique de glace am ay bar dem nañ ba mujj gi def na fi plus de 20 ans def na ko presque yàqu def ba xomaat yàqu ñu def suñuy démarche xool xam ne lii même buñ ko mënoon yi buñ ko bëggoon yeesalaat ci baaru glace yooyu baaxul courant mënuñu ko taal li may wax nag après bu la neex ngeen seet ñii seen xam-xam màkk si wàllu courant ñu wax leen parce que yi ñu ko defoon ay Mbàkke complexe yi fi mu ne woon dëkk yooyu yëpp problème courant lañ dem ba am marché tul parce que la muy jël la ñu mujjee xool gis ne war na mën a ànd ak jamono ñu seet gis ne am na ku ko soxla war na ko mën a jël mu defar ko bu ko defaree ba pare benn glace day manqué ba fi may wax ak yow te ku ne jënd ne glace ñu ne benn doyul te déjà dama la ko waxee ñenn si ñu ma fi lim ñu mel ni ñoom leb nañ ko ba mu am ay problème courant ñu ne kon bii bu ñëwee defar ba mu baax lu mu dee dina jël ay 30 personnes jàpp 25 personnes yoo xamante ne day def frais di def congélation ci biir frais bi congélation boobu muy def dinañu permettre ñu mën a jël ay doomu dëkk bi ñu fay liggéey parce que noonu lañ si ñeex ñoom te heure bu ñu demoon tam aussi ba mënatuñu dañuy bàyyee li nga xamante ne yoo fa ko moom noonu la mbir mi demee loolu nag moo waral fii ñu naan ñoom chambre froide lañ bëgg ñu demee ko te chambre froide yombul état mooy defar chambre froide ñu ngi siy dox heure bu paree pour wax ne taxaw ne ana espace bi nangam nii dinañ ko ne lii moo manqué Yoff lii moo manqué yii moo manqué Yoff bañ nañ ko sax ba au fond fu légal yi teer waxtaan nañu teex le ministre le maire Abdoulaye Diouf Sarr pour xool naka lañ koy defee ay dal def fa ay robinet def fa lépp ba camions yi bu ñu fa demee mën après nekk si ay situation yu mucc ayib
parce que ñun géej gi ñu yor permettre nañ espace bi suñu kee rafet na jekk na mais nag rijul sens boobu la ñu am demoon nañ sax ba doon def ay travail ak le maire naka la ñuy def pour jënd pulaagu parce que dañ koy jaay waxoon nañ ñu ko ñu ne bu ñu ko jëndee mën ko si yokk mu gën a am espace yooyu yëpp ñu ngi si doon dox mais si biir loolu comme que nag dara jagul jóg rek sotti te moom aussi mu ngi ñuy jàppale ñu ne kon nañu def ndànk-ndànk mais fii bu ñu ko demoon ba mu pare la dem utal leen ko mais actuellement li fi nekk ba nekk fii bu ñu bañee rek bañ a fen bañ a naxante mooy am na ay frigo yoo xamante ne indi woon nañ ko fi jël ñaar indi ko fi mu nekk échantillon benn bu ma juumul suma jigéen bi lañ ko joxoon Mame Binta ñu ngi si doon travailler yooyu avec le ministère de la pêche buñ si paree ñu xool naka lañu ñoom bu ngoonee ba fële pare ñu jël seen jën dugal bu kiyee ñu daal di génnee loolu am na mais nag yooyu yëpp nag kee bi nañu jàpp ne li fi état def am na si leneen loo xamante sax ne maire yi moo si ànd ak ñun def ko muy li nga xamante ne mooy guide de protection bi nekk si kanam parce que kee bi yeggu fa woon maire yi moo génnee ay millions génnee ay xeer ñu ànd seex moom dem def ko fi te bi ñu ko fi defee sax yàlla daf ñu dimbali première année boobu ginnaaw bi yàq na kee yi nekk Sénégal yëpp ak côté littoral ba mu des quai de pêche bu Yoff kon encore une fois ñu ngi wax ne ñoom li ñuy laaj ne chambre froide la ñu bëgg ñun ñoo leen ko gën a bëgg parce que bu ñëwee recette yooyu day bokk si liy dundal kii bi mais nag ñëpp xam nañ ne jarul 10 millions jarul 20 millions jarul 50 millions c'est de l'argent mais nag ñun avec yi nga xamante ne suñuy connaissance ak ni ñu àndee suñu maire bi nga xamante ne wax dëgg yàlla mu ngi bàyyi xel les acteurs dinañ si ànd ak moom jéem a xool ba xam naka la ñuy def ba mën a am chambre froide te heure bu ñu si tolloo espace bu ñu ko def je pense que ne duñ ko ñàkk pour def ko si. waaw yaakaar naa loolu leer na xam naa balaa ñuy tëj rek ñu bàyyi la nga tàggatoo ak nit ñi ak nga wax sa mot de la fin. waaw li may wax mooy lenn rek ñëpp xam nañ ne man des fois dama koy faral di wax nee naa man samay histoire 1er janvier lay tàmbali ba 31 décembre minuit mais nekkatul sama cër mooy ñu ngi invité Yoff gépp ñiy comprendre ak ñi yéex a comprendre ak ñi nga xam dañ comprendre ba pare taxawee na leen nañu ñëw ñun ñëpp ñu nekk benn bloc ànd ko si liggéey yi nga xamante ne alalu Yoff la parce que nag Yoff bu la si kenn nax man ne lañ ma déewoon man gis naa ko si dama toogoon nii président am lu ma wax ma ëlbati ko jaraaf Seyni Gueye am la ma wax man mii ndaw ne nekk si ñoom nga xam bi ma ñëwee yàggul ñoom ñii ñu formé ma man Yoff fay na ma ndax actuellement fi ñu toll nii maa ngi gérer lu rëy si napp gi si kaw kon boog ku yëgeel Yoff fay la te lii man mooy ñeneen rek ñi fi toog kon boog li ñu war a def mooy nañu ñëw recouper bu nekk benn say nekk benn bloc nekk autour du ministre Abdoulaye Diouf Sarr xam ne àndax moom du question àndax Abdoulaye àndax Yoff la ñu liggéey pour Yoff jëm kanam man yii bu ñu ko si waxuloon ba tur ko si du ma génn dama ne woon rek nañu continuer rek def suñu liggéey lu ñu yoon may rek ñu xam ne lii la ñu yoon may parce que ñun xam nañ fi ñu tegu si ay taxes lañ tegu loolu la di gërëm ñëpp di sant ñëpp di baalu ñëpp àq nag képp koo xamante ne tooñ nga ma baal naa la képp koo xamante ne aussi tooñ naa la maa ngi lay baalu àq mais daal li ñuy wax mooy si problème bii nit da ngay xam luñ la boole ak loo xam da nga si bokk am loo xam bokk jigéen nag yéen ñu leen sant baax di leen gërëm di wax ne nee nañ fa mu newoon dañ fa jëlee ay jigéen fa mu newoon ñu ne dañ fa jëlee ay nit mais bi leen fa jëlee am na fu ñu leen dugal te aussi tamit ñu ngi wax ne place yi ñu ngi koy jaay 10 000 francs ay place mais bu lay attribuer place di nga am loo joxe mais ne pétrole place yi kenn moomu ko kee bi ni muy turee la boo ñëwee ba ñëwoo sa morom ñëw jël sa place toog te fii nii bu ñu toogoon tey jii nii ka ñu war a lëbët war a wax ak ñun heure bu ñu waree lëbët bu ñëwee fii lu leer nañ la fiy fekk kon daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ne ñun suñu mission mooy naka la ñuy def ba soxali napp gi naka la ñuy def aussi ba jéem a def le tout ba acteurs yi si boppam yi nekk Yoff maire Abdoulaye Diouf Sarr di wax ne ñu ngi si ginnaawam ñun waa kee bi dinañ ko bungee dinañ ànd ak moom ba li nga xamante ne mooy vision am suñu borom may ko ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ngeen baal ñu wax